soxla woon nañu itam mu wax ci koo xamante ni bii da nga am takkatal ndoom tànk nga en tant que PCA liggéeykatu maanaam suñu mag yi retraité yi pension yi ñuy jot anam gi ñu koy jotee ci caprice kilifa yi nekk ci poste finance tax ñu yenn ci naaj yu suba ba ngoon du ñu jot seen ay weccet yi nga xam moom lañ leen di jox point yooyu moo gën a sensible en tant que responsable waroon na ci waxaale laataa muy wax ci problème yi nga xam ni moom la Covid bi sababal tourisme bi certes xat yi sooxe na mais boo jëlee ci contexte mondial bi mais mun na bañ a sooxe parce que ni ñu war a promouvoir tourisme fii ci biir réew mi dafa des tey yow boo nekkee benn baadoo la wala benn fonctionnaire di liggéey fii Dakar nga am envie noppalu sa xel du la jox King Fahd Place sa xel du la jox Radisson sa xel du la jox yeneen hôtel yu mag yoo xamante ni ñu ngi fii ci dëkk bi te ñun dañu bëgg a dooleel wàllu tourisme fii ba nit ñi di jëfandikoo seeni ay hôtel ak seeni ay places yoo xam ne dañ ko jagleel wàllu tourisme parce que liñ ci laxas ci jaan njëg gi non seulement dafa cher mais dañ ko yóbbu ci benn niveau boo xam ñëpp amuñu ci accès mais Covid bi laal na leen ak li ñuy demandé xëy na seen propre intérêt la mais ñi ñuy bootaale nag ñoom itam nekk ay boroomi kër comme ñoom nekk ay nit yu responsable comme ñoom et puis di leen doxalal seeni ay société comme ni ñu ko bëggee ba mu yëg si fii tey bu fekkoon te woon ni Racine Sy kese King Fahd Place du yëg si fii mu yëg si tey mais dafa ànd ak ay liggéeykat ay collaborateurs yoo xamante ni bi dañu sérieux nekk ay ndaw di liggéey mais bu mu fekkente ne damaa nar jubati ma bàyyi ba xadi colonel retraité ma jël ko def ko DRH boo xamante ni bi yoonam ci ëllëgam muy indil ay plan yoo xam dafay sacrifier yeneen liggéeykat yu ndaw yi comme ni ko liggéeykatu King Fahd yi placé waxee bu fekkee am na chance moom génn sortem bi waroon na waxaale liggéeykatam yi li ñu ko chargé ci ay tuuma daaw ak ren te defu ci benn précision personne intouchable warut a am fii Sénégal saa bu la neexee nga programmer sa sortie ni mu la neexee wax li nga bëgg nit ñi dégg ko ñu bàyyi noonu mu jàll ñi nekk ci sa suuf di bëgg a dee loolu moo war a dakk Sénégal am nañu part de responsabilité tey ci ce qui se passe ci secteur tourisme fii ci Sénégal justement Léopold dañuy wax Covid bi waaye jafe-jafe yi ci secteur bi ñëw na laata Covid bi comme ni nga ko waxee mooy loolu parce que boo seetee Sénégal daanaka soo xoolee tey jii ban secteur mooy gën a indi xaalis ci li nga xam ne mooy mim réew ci suñu économie boo seetee ba seet yaaka la pêche après la pêche nag en deuxième position ci le tourisme bi di ñëw mais tourisme bi de 60 à nos jours presque li mu doon joxe ci xaalis maanaam mooy 10% ci li nga xam ne mooy suñu gafa réew mi donc ça veut dire ne que tourisme bi dafa doon dox mais ci diggante bi xam nga am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñun tourisme balnéaire la ñu am peut-être que dafa dem ba nga xam ne dafa xaw a tàggatem bi peut-être lañ ca waroon a def yëpp pour gën koo mun koo booster parce que soo amee benn secteur boo xam ne dafa rentable da ngay chaque fois da ngay bàyyi xel bu baax secteur boobu pour muy gën a mën a jëm kanam parce que lu mu lay indil ci alal daanaka dafay saafara lu bëri donc mun nañu jàpp ne presque li mu doon dugal c'est 10% ci li nga xam ne mooy suñu économie mais c'est vrai ne que tamit am na concurrence parce que soo xoolee ba léegi am na yeneen dëkk yoo xam ne comme Côte d'Ivoire comme Cap-Vert ñi ngi commencé dugg ci tourisme bi donc bu nga xam ne concurrence bi dikk na ñu fekk ñun ñuy sooxee peut-être que loolu foofu la affaire bi amee mais yaakaar naa ne dañoo ne dañ koy booster boobu ak léegi mais jusqu'à présent gisaguñu benn résultat boo xam ne bu probant donc dañoo war a jàpp ne rek waxtu liggéey bu jotee nañu gën a góorgóorlu parce que tourisme bi lu ñu doon indil mooy deuxième moteur économique bu Sénégal te mun nañ ci dellu si waat ba nga xam ne dinañu indil li nga xam ne cawarte lay doon te tamit dinañ ci mën a am loo xam ne ni xaalis goo xam ne daañ ko mën a utiliser ngok Léopold ñu wutali diwaanu Kaffrine foofule douane daal dina ñuy teg loxo ab loo bu am solo boo xamante ne ay garab yu baaxul moom la defoon bokk na ci ay antalgique ay vitamines ay antibiotiques ak itam ay contraceptifs bu ñu sukkandikoo ba tey ci waa douane bu ñu ko xaymaa ci wàllu koppar garab yu baaxul yooyu la toll nañ ci 200 millions ci suñu ay koppar li ni mel nag patrouille bi ñu ngi ko def diggante Diamagadio jàpp Ndiobène nekk ci région bu Kaffrine ci soriwul dara frontière bu ak réew Gambie ñoo du ceeg Fatulaye Mbaye Diop
ay garab yu baaxul la ñu teg loxo ñoom douanier yi nekk ca poste bu Ngadda ca région bu Kaffrine mu doon nag loo xam ne am na nag ci ajuma ji ñu weesu ginnaaw ba ñu tegee loxo garab yooyu le nga xam ne nag mi ngi toll 200 ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci suñuy koppar te yooyu lay garab yu baaxul yi tamit daal dinañ koy fekk ci ab Berlin di xamle direction des douanes ci ab communiqué tey muy wax ne sax li ni mel ma nga am ci ajuma bi ñu weesu ci axe Njaawo Bambali Ndiobène jamono ji nga xamante ne unité bi ma nga doon def ab patrouille li ni mel nag ginnaaw ab dàqi bi ñu doon dàqi oto ba nga xamante ne bañoon na taxaw la agent douane yi rek daal di teg loxo oto bi mujj ko immobiliser teyit nag ci garab yu baaxul yi gis nañ ci yi nga xam ne ngir ay métit la ay vitamines aphrodisiaques ay antibiotiques ak i contraceptif jamono ji nag ki nga xam ne moo doon dawal Berlin bi moom daal nañ koy tekk ci mandat de dépôt laata rek enquête bi di wéyandi opération bi nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñu tuddee cadre bouclage ci couloir ak réseau yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu trafic illicite. mu ngoog ci jamono ji sax ñuy àddoo ak yéen ab accident bu métti moom moo am ca garage Benteñe ab camion frigorifique moom moo mbëkkante ab clando R21 naka noonu ci saa si ñeenti doomu aadama dañu ci ñàkk seen bakkan moo suux muy bilan ndéganikum bi ndax yëf yi ci jamono ji ñuy àddoo ak yéen la am. waaw léegi nii la am suñu correspondant bi nekk mu Ali Badara Sonko moo ñu jox xibaar bi. mu yokk ci 8 yi faatu woon mu nekk 12 plus ci ñaari fan plus 5 ak 3 plus 8 yi dee woon ci géej gi mu nekk 20. li may faral di wax 20 personnes à l'espace de 48 heures yépp ci accident ci yoon bi ci géej gi te ba léegi suñu gouvernement bi waxu ci. ba léegi nii. bu doon ñaari tubaab ba léegi tweet nañu bu yàgg jàll leen métti lu ko annoncé ko mais ba léegi 20 sénégalais dee ci dee yu metti ay accident beneen bi ci des nag sax crime la muy bato bu aw ci kaw gaal. ci tayef dem daw ba léegi xamuñu jàpp nañ ko wala déet kenn annoncé wul ak jàppam kenn annoncé wul benn recherche ci ñetti mool yi dëkk Soumbédioune dafay wane ni ñu ñàkkale fayda ñi nga xam ne ñoo di waa Sénégal mais ñu wax itam ci accident yooyu nga xam mu ngi faral di am. toujours comme ni ko spécialiste waxee woon démb comportement daf ciy joué. comportement daf ciy joué te lu mat a bàyyi xel la ñu ci respecté wala ñu ñuy yeb xam nga bu fekkee benn oto dañuy dafa def accident kenn moo ci faatu xëy na kenn moo nekkoon ci oto ba. mais bu fekkee da nga yeb ay nit yoo xam dañu la fay pour nga yóbbu leen seen responsabilité dund nekk ci sa loxo da nga war a am comportement boo am. ci wàllu discipline ci wàllu yar am na vitesse yoo xam ni parce que fi accident bi am garage yu Benteñe. di diggante dëkk yooyu ni ñu jigéeyantoo Sindia Dias Benteñe ak buuxu ba ñëw jëm ñaaju jigéeyantu na benn jigéeyanto boo xamante ni dafa benn vitesse boo mënta contrôle ba ay oto di fa mbëkkante. dafay poser problème. sans compter nag yeneen i accident yoo xam ni bu ñu ko waxee parce que dafa xewoon fu mel ni Dias. muy ay jaaykat yu jige woon tali bi lool ba benn oto saaraan ci seen biir même situation moo nekk tey Mbour. xam nga mooy national 1 ci sortie Mbour jël génn Kaolack ci fi ñu wax pont bu encadre bi am na benn marché mu ndaw bu fa nekk mairie bi bàyyiwul xel lu dul ci la fay roose mais yoonam ci risque bi nga xam ni moom la nit ñi daw foofu. boo fa awee diggante 17h ba 19h sa yaram dafay daw nit ñi dañuy potox ndoll oto yi ak camions yi c'est-à-dire loolu question de responsabilité la yoo xam ne autorité locale dañ ci war a taxaw indi ci ay solutions mais autorité centrale yi aussi mun nañ taxaw ci xeex accident yi bañ ko yemale ci wax bañ ko wane yooyu wane yemale itam ci. noggutuwaatee xam nga permis à point yi nga xam ne amul mesure bu koy accompagner. xam nga jàpp chauffeur yi di leen traîner loo ci kanamu tribunaux yi du loolu mooy indi solution da ngay jiitu ñu topp ci sa comportement ci sa doxalin ci sa attitude mais comme ni ñuy waxee ni la ñuy xeexee accident noppeeguñu xadi pour egg ci solution bu mën a indi accident seuls les comportements ñu changer ko moo mën a wàññi accident yi ci kaw tali. justement Léopold boobu ba tey ñu ngi ut ay pexe at bu nekk ak lu ñuy annoncé bokk na ci permis à point bi moo soo tudd léegi waaye dafa mel ni amaguñu solution bi pour de vrai. amagul solution parce que ba léegi y a des routes yoo xam ne dañoo exigu. routes yi dañoo exigu boobu mooy premier aspect bi. deuxième aspect bi mooy yenn saay oto yi ñuy dawal léeg-léeg c'est ay voiture la yoo xam ne presque seen njëg lekk nañ ko ba bu noppi. parce que waaw day ay problème de moteur ak yenn yi nag troisième aspect bi
mooy li ñuy wax l'incivisme. parce que booy dawalee ngay dawalee de manière boo xam ne n'importe quoi finalement lu muy jur mooy ay accident parce que boo yebee comme nu ko Mansour waxee boo yebee ay bakkan dafay laaj yow nga ànd ak sa sago nga am oto goo xam ne tamit matal na li nga xam ne mooy sart yi mais li ci ëpp nag xam nañ ko Sénégal. da ngay gis ay oto yoo xam ne da ngay gis muy daw ci tali bi waaye ba léegi kenn du leen jàpp wala exercer benn genre pression ci seen kaw comme ça ñu mun a xoolaat seen oto nuñ koy def parce que loo xam ne day yeb di yóbbaale ay bakkan il faut que très souvent ñu koy contrôler